télévision Futur Média ñu am mbégte teewaat fii soir d'info di dalal Ibra Sow alors Ibra Sow yow yaay président association panafricain des acteurs de l'assainissement mu yamook 9e forum mondial de l'eau di am fii ci Sénégal lan mooy cëru assainissement déjà pour mu leer ci boppu nit ñi assainissement ci biir waxtaanu forum bi. assainissement moom mooy lépp loo xam ne ndox. mu ñu utiliser la ba pare wala ndox moo xam ni maanaam neefere yi nga xam ne mooy nekk ci foos yi fi muy jaar ba dem fa mu war a jaar ak la ca war ba ñu toppatoo ko bu du lore loolu lay assainissement donc bu ñu ko tënkee ci noonu la alors jamono ji boo doon def tënk ak xayma ci ñun Sénégal comme fii lay amee donc ñun ñu wax balaa ñuy xool au plan africain booy xayma assainissement fan lañ ci toll. xam nañ ci sori nag barakalla def nañ ci liggéey bu yaatu mu mel ni assainissement ñaari pàcc la fii pàcc bu njëkk bi mooy bi nga xam ne foofu lay jaar ci égout ak jaar ci canal ak jaar ci yeneen yoon yoo xam ni ay ligne la pour mën a dem fa mu war a egg ci station d'épuration ñooñu traité ko soog a sotti géej wala ñu def leneen am beneen bi ñuy wax nag assainissement autonome boobu mooy nit ki nga xam ni foofu amul yoon wala amul canal nga xam ni nit ki dafay am foosam bu feesee soit oto mooy ñëw jël ko dem yóbbu ko fa mu ko war a yóbbu wala ñu def vidange manuel nga xam ni dafay jël fosse bi ñu gas tànk ko dem sotti wala ñu def neneen beneen façon boo xam ni du noonu nañu war a doxale voilà boobu moom baax boobu mooy fosse perdue yi wala bokkul ba déedéet boobu moom mooy vidange manuel bi nga xam ni moom nañu aaye vidange manuel bi ñuy mën a nangu tuuti mooy oto ñëw jël ba pare mbogo ba des ca suuf nga xam ni oto mënu koo jël waaw am ku dugg ci biir kooku di dugg ci biir vidange manuel lañ koy tuddee bu ko defee moom mu dajale oto bi jël wala mu dajale gas ci biti suul fu sori waaw voilà loolu mooy comme waaw mooy kii yi nga xam ni mooy taaji ci suuf quoi moom la xel nangu ñu def ko manuel waaw ñu tonni ko manuel waaw waaye ndox bi moom xel nangu ko moom yoon nangu ko itam mais loolu tamit lu koy waral xam nga benn dafay mel ni dëkkuwaay bu ñu koy def li gën moom mooy ñu def assainissement ba pare soog a def dëkkuwaay mais fii dafa mel ni moom duñ koy loolu faral di def su boobaa fii nag moom da ngay ñëw rek def yoon def ndox def courant def téléphone ne mën nañ dëkk fekk fàtte nga assainissement te fekk assainissement moo waroon jiitu ndax dafa soxla espace dafa soxla lu yaatu beneen ba ca des dañuy jaawale fosse ak cuve am na yoo xam ne dañuy jël maçon rek na ko defal ma fi am pax rek mu def miir fii def ñeenti miir rek mu koñe mu def dal ci kaw ne fosse la fekk loolu du fosse ab cuve la bu ci ndox taw duggee mu fees boo ci demee sangu ñaari yoon ñetti yoon mu fees su boobaa ndox mi ball ci biir kër gi ndox mi ball wala boog chaque weer da ngay woo camion mu ñëw vidal la voilà te loolu ñi ko attan bëriwul alors léegi ñu dellu un peu ci bi nga njëkk wax station d'épuration bu fa jaareek soit ñu traité wala mais fii est-ce que ñu ngi traité ndox yi comme il faut bien sûr est-ce que am na bien sûr ci fii ci Dakar moom ñu ngi traité ndox yi maanaam ndox mu boo demee Cambérène am na station bu mag bu ñuy wax station d'épuration bu fa ONAS def ndox yooyu foofu lay jaar ñu segg ko ëf ko ventiler ko ba nga xam ne léegi maanaam bactéries yi nga xam ne moom mooy yàqu ak di lore yooyu yëpp dafay daal di naxasaay ñu jël la ca dëgër weer ko ca naaj wa la cay ndox nga xam ne ndox moomu dootul am ngaañte boobu ndox na ñuy sotti soit ñu sotti ko ci lac wala ñu sotti ko ci géej wala ñu sotti ko foo xam ni du lore te bañ koy sotti bu dee géej la ca biir géej ga nañ koy sotti waaw dinañ dem lu toll si 5 kilomètres ci biir ndox mi mu soog a balla ndox moomu est-ce que mënuñu ko defaat pour béy par exemple am na ñoo xam ni pour maanaam ndax dina sell goo xam ni dina permettre par exemple comme ñu doon ko def pour irrigation réutiliser ko pour béy kay am na ay camions yu yow du ko jënd par mètre cube du ko pour ñu roose ji ko ci voilà béykat yi am na ñoo xam ni itam dañ koy jël
di ko defee pour chantier yi. ay comme voilà ñu tabaxee ko wala ñu arrosé ko ay talier ñoom seen. yooyu moom mën na lu ko mooy lu dëgër li nga wax tamit lañ ko ci ba weer ko lu ban njëriñ la mën a am. boobu buñ ko weeree dañ koy def lu mel ni ay grain. lu mel genre sunguf lay doon. boo xam ni moom engrais la. soo ko defee ci gàncax dafay gaaw a meññ lool barkal la. léegi beneen laaj bi muy indi ci pàcc boobu est-ce que toll nañ ñun foo xam ni mën nañu traiter parce que seetaan naa ko États-Unis ndox mu bon boobu ngay wax bu jóge ci douche yi ak ci fosse yi ñu liggéey ko ba delloo ko ci robinet yi nit ñi di ko naan man gis naa ko États-Unis dans un documentaire. am na benn société bu nekk fii bu ñuy wax Delphi boo xam ni moom dina seggi ndox mi. génn ko ba nga xam ni dafay set wicc dafay leer. oui mooy gën a set ndox bi nga xam ni à l'origine. voilà te wax nañu ni. seen laboratoire génnee nañ ni. oui naan ndox moomu moo gën a sax wóor naan ndox robinet. wante xel moo ko dul nangu. exactement parce que loolu ci benn restaurant d'ailleurs lañ dem ne leen yéen est-ce que xam ngeen ndox mi fu mu jóge bi ñu leen ñu wan leen ko processus bi. il n'en revenait pas comme mënuñu ko gëm. ni ko ndox mi mooy yi ñu sangoo jaar seen wanak yi. moom moo dellu si ñu tegal leen ko seen table ñuy naan te nga wax. mu gën a sell bi génnee ci robinet bi. voilà léegi nag xel da ko dul nangu. di wax inacceptabilité moom moo fa nekk. de telle sorte que nit ku boo ko nee ndox mi ma lay jox. oui ci foos la jóge ñu defaraat ko ba mu sellee nii. ak ndox mi ndoxum robinet la. dafay ne la sa ndoxum foos moomu teg ko fële mën naan ci bu robinet bi. voilà mais foofu est-ce que mënuñu ci ñun tamit jublu mu nekk ay pix ndax xam nañ ni ndox mi ngi de plus en plus day rare est-ce que loolu tamit ñun technologie yooyu waruñu ko jéem a taxaw indi fii. day fekk ñu togg xelu population bi ba ñu nangu loolu ba pare waaw ba bis bu ñu yégee ni ndox mii ñuy naan ci foos yi la jóge lañu fi daloon atam dinañ fi dalaat. li ñu daloon atam xam nga am na benn société bu nekk fële ci ñaay ba. boo xam ne moom mooy defaraat ndox mi. am lu ñuy wax omniprocesseur. boo xam ni ndox mi neefere yi. day jël di ko toggaat di ko def électricité. di si génne engrais. waaye di si génne itam ndox bi ñuy wax eau distillée. waaw mooy ndox yi ñuy dem ci radiateur yi oto yi. ndox bu pur bi waaw eau de refroidissement lay doon. ak eau de yi ñuy def ci batterie yi. am ku jóge fële rek ne ndox moomu de xale yi jigéen ñi ndox yi ñuy naan ma nga jóge ca. foofu ci ca nefere. coow li jëm kaw. il a fallu que ñu ñëw. ne affaire bi nii la demee ak nii ak nii. lu ni mel nag. ba coow la naroon a ëpp kenn xamul fu mu jëmoon. coow lu ni mel boo deful nag bu fekkee ni def nañ loolu. coow loolu dina jógaat. ne ndox mi ñuy naan de. ndekete ci foos yi la. te fekk. amul liggéey bu ñu def liggéey préparatoire boo xam ni dinañ def ci bopp nit ñi ba ñu nangu psychologiquement ni naan ndox male moo gën naan ndoxum robinet dëgg la waaw liggéey bu yàgg la laaj ba xel yi nangu ko xam naa dinañ dellu si waat ci assainissement ak réewu taax yi ak ni may wax yan xëy na waxtaan ngeen sumb ci forum mondial de l'eau bi bu ñu naan assainissement souvent taax la ñuy xalaat ni ma wax mais kaw ga foofu tamit seen assainissement nu mu war a demee. moom itamit dafay am assainissement autonome li ci gën a bëri. fosse boo xam ni dafay am puits perdu. ak ay li ñuy wax latérine. latérine nag moom mun naa yàgg lool te kenn du ko vider. moom mun naa tax système bi ñu koy defaree la. dafa am ñetti pàcc lay doon. boo defee. ndox mi bu nekkee fii ak neefere bi ba yàgg. ndox may jàll ca foos ba ca des. bàyyi neefere bi fii. bu yàggee itam mu jàll ca foos bële bàyyi bii. léegi nag diggante bu muy bàyyi foos bii. di dem ci foos bële am na liggéey bu bactéries yi di def ci foos bii ba. ñoom ñu lekkanti ci seen biir. ba mu seey foos ba seey waaw. diggante ba muy egg ca troisième fosse ba. dina fekk fosse bu njëkk bi moom fees na. bu ko def jeex na. bu ko defee mu mën jëlaat mu dellu siwaat boobu. le temps que muy fees ba mu mujjee chargé. boobu itam jeex na waaw système rotatif boobu. moom lay def di ko def ba. barkalla mun na dund ak moom ay at yu bëree bëri. te doo ko soxla te doo ko vidé moom bañ na ko sax ñi koy def souvent duñ ko defal kubéer.
ndax dañ ko def pour ñu bañ ko vider ba faw mais boo ko defulee couvert nu est-ce que dañ koy dal rek ok dañ koy dalee noonu rek këpp ci noonu am na ci yenn gox-goxaan yi nga xam ni bariwuñu doole def nañ ko fa voilà am na benn programme bu fi jaaroon boo xam ni noonu la ko doxalee waaye xam nga fii li ñuy utiliser su ndox dafay bari wute nag kaw la loolu baax na ci kër goo xam ni ñetti nit ñeenti nit ñu fa dëkk waaye su fekkee ni kër goo xam ni lu tollook ñaar fukki nit wala fanweeri nit ña nga fay yeewoo kenn ku ne bu xëyee suba mu sangu foos yooyu mënu faa liggéey loolu mënu ne est-ce que comme zone sancaan yu bees yoo xam ne xëy na comme aéroport bi nii ku fay tabax est-ce que war nga mën a xalaat def loolu wala assainissement bi yegg na foofu de manière empirique laay laajte. bon aéroport bi moom jotuma fa xam si aux alentours. non je veux dire sax milieu bu mel noonu ak standing bu mel noonu est-ce que xel nangu na xëy na xeetu puits perdu bi ngay wax noonu système boobu di fa am. non beneen système lay doon. foofu ñuy def fosse normale rek fosse septique. ok boo xam ni bu demee ba fees. ñu vider ko mais waruñu ko vider ba mu jeex tàkk ndax am na yeneen bu fekkee ni ni ñu ko war a doxalee nañ ko fosse septique doo ko vider ba mu jeex boo ko vider ba mu jeex itam da nga ko ci war a remplir tuuti ndox ba mu am au moins 10 centimètres nga xam ni moo koy permettre mu mun a liggéey ba mu war a liggéey ba du gaaw a fees bu ko defee mu am puits perdu boo xam ni moom mooy lëkkaloog moom bu fekkee ne nappe phréatique ba soriwul. xam nga loolu it beneen problème la ni ñuy wax contamination de la nappe phréatique bi mu mën a. voilà bi mu mën a entraîner. bu fekkee ni nappe bi soriwul. kooku moom du am benn problème ndax bu jógee ci puits perdu bi le temps que muy egg ca nappe ba. couche de sable bi ci nekk. le sable est le meilleur filtre. ndax suuf mu daq segg loo gis. bu ko defee bala ndox ma ba muy eggee ci nappe phréatique ba day fekk set na sell na voilà bu ko defee du am benn du am problème mun na nekk ci nappe bi du am léegi ñu rester toujours en milieu rural foofu yan jeexital la kii bi am foofu assainissement bi ak lan lañ ci mën a liggéey parce que yi nga doon wax sànq naka la tudd boue de vidange boue de vidange yi nan lañ ko mën a kii valoriser foofu tamit waaw noonu li ñu war a def moom mooy ñu seet gox gaxaan yi nga xam ni amul ay station boo jëlee fosse bi amoo fa ko tur ok soo demee même Kaolack gi amul fosse sotti fosse boo jëlee fosse yaa ngi koy sotti ci àll bi boo ko sottee ci àll bi bu yàggee dafay seey mu waw ngelaw li ëpp loolu mu delluwaat ci population ba xale yu noyyi ko am feebaru dënn am feebaru biir buy daw am feebaru yeneen ak yeneen ba ci polio muy lit bu ko defee yow kon kay bàyyi woon nit ñu dem ci ginnaaw kër gi jonkan fa mook lii benn la rek li leen utale rek moom mooy sutura ba kese te loolu feebar yi muy indi musiba yi ngay dégg ni ay ba ci Ebola looloo koy indi ñoo koy indi bu ko defee dafa am ay lu ñuy wax station de traitement des boues de vidange yooyu boo ko jëlee boo demee sotti leen ko ñoom dañ koy pomper ci ay lii ay genre mbalka lay doon yu bari nga xam ni day jàkkoorloog naaj bi bu ñu ko fa defee bu ñu bàyyee tuuti rek dafay wow su woowee am na leneen nun koy doxalee ba nga xam ni loolu da nga koy jël yóbbu ko comme ni ONAS di def jox ko ñi nga xam ni ñooy def gàncax ak maraîchers yi ñoom ñu def ko ci seeni gàncax moo tax fleuristes yi soxla ko lool waaw alors très rapidement beneen aspect boo xam ni parce que bëgg naa ñu wax ci 9e forum mondial de l'eau bi beneen aspect tamit bu assainissement bokk na ci inondation yi une prise en charge des inondations foofu tamit assainissement bi nan la ñu ci mën a taxawoo ba nga xam ni dinañ am ay ville ak ay dëkkuwaay yoo xam ni dootuñu mënd moi je pense que Sénégal aussi def nañ ay jéego yu rëy ci wàllu assainissement boo xoolee 2004 2005 inondation yi na mu meloon ndox ma fa doon ñëw ba léegi moo fay ñëw waaye dañ ko utal ay yoon utal ko ay station de pompage yoo xam ne boo demee kilomètre 14 benn nga fa soo demee canal 4 bii benn nga fa boo demee Soumbédioune benn nga fa yoo xam ne bu ndox mi ñëwee rek ñu pompé mu dem ay Cité Diounkoba yooyu yëpp yu tax amatuñu ndox ay Guy Sapoti yi ay yeneen bëri na ay gox-goxaan yoo xam ni lii Ageroute ko géré lii ONAS moo ko géré ba ca ADM sax am na ci lu mu ci war lu mu def ci wàllu liggéey boobu
ba tax na fii ci Ndakaaru xanaa Kër Massar bi nga xam ni toxu yu bees la ak itam l'urbanisation galopante donc mu ñu koy waxee ci tubaab ci olof maanaam dëkkin wu bees bu gaaw waaw de tax na le temps que ñuy fàggandiku loolu du ñu mën a defar ay yoon yoo xam ne fa la ndox mi jaar moo tax catastrophe yooyu di am boor boobu waaye boo seetloo li ko dalee Pikine jëm Dakar bareetul lu muy am inondation ndax bu ndox mi ñëwee rek am na fu mu jaar dem am na yu koy pomper mu dem xëy na dina am tuuti taataa diggante 1 heure de temps wala le temps que bu xam nga maam yàlla moom bu ibbee ay vaanam ay pompe mu du tax mu gaaw jóge il faut ñu xaar tuuti ndox mi ñu mën ko pomper ak ndox mi jaar fu mu war a jaar pour mën a daw uti fa mu war a egg bu ko defee ci bassin de rétention yi ñuy def diggante ay ñoom Gunaas ak ay ñoom ñetti mbaar ba mu fekki lagge loolu moom mooy tax ba ndox du mën a bari fii ci Ndakaaru léegi waaye nag ngay gën a génn rek problème di gën a am ndax nit ñi defaree fii defareewuñ ko fëri waaye nag y'a la direction de l'inondation ñi nga xam ni ñoom Sidibé tabarakallah jàmbaar nañu lool ci wàllu woowu fépp foo xam ni drainage amu fa ñoom dinañ fa def drainage boo xam ni ndox mi du fa yàgg wala ñu def fa système de pompage boo xam ni ndox mi du fa toog am na foo xam ni du am drainage du am système de pompage dañu obligé jël ay camion bu tawee camion yi ñoo jël ndox ma dem sotti mais quand même ba léegi nit ñi seen xel mënul nangu ñu ne Ndakaaru ni ko ndox wëree ndox di fi taa peut-être c'est très simpliste bu ñuy réfléchir oui waroon nañ xàll yoon yoo xam ni yomb na 7 kilomètres ou 8 kilomètres à gauche ou à droite munoo dox te doo daj géej. xàll nañ ba sonn. li ma la wax xam naa ko. oui ci la dëkk. xàll mais man xam nga mooy li ma la wax nag avec l'esprit peut-être bien sûr bien sûr je ne peux pas comprendre loolu. oui bien sûr xam nga si vous n'êtes pas dans une situation. mën nga toog dafa mel ni football. oui. kenn ku ne bu ñu gagné dina ne woy système bii moo baax mais kenn bu ñu gagné équipe bi ñëpp doon entraîneur kii moo waroon dugg kële moo waroon def nii kee moo waroon def alors que yow ki nga xam ne moom xamam ci lii la màcc mu jàng dem jël ay topographe ñu natt xool fii moo gën a suufee fële ñu ne nii nañ koy doxalee ak nii ba defar ko ba mu baax dem jël loolu ñu vérifier ak ay contrôle ay agence de contrôle ba ne nii baax na bu ñu doxalee noonu du am benn problème seulement demal Médina Gounass pour nga jàdd ci mbedd oto du fa dugg sareet du fa dugg moto sax pour mu jaar fa problème la nga ne fii bu mu taa mënta ne dëkk cosaan yëpp te nga xam ni mbedd yaatuwul yaatuwaay boo xam ni dem na lu tolloog 2 mètres foofu bu tawee allah kulli xaal dafay taa kenn mënu ci dara parce que mënoo fa def donc à un moment ou à un autre il faudra délocaliser waaw mais yéen xam nga wala ñi nekk ci politique mi wala yooyu duñ koy faral di wax wala duñ ko ñeme il le faut oui à un moment ou à un autre dëkk yooyu yëpp ñu war a génnee ña fa nekk ñëpp ñu randu nële ba mu vide dara newutu fa ñu def assainissement ba pare ñu soog a dellu si voilà ne leen ñëwaat leen voilà alors 9e forum mondial de l'eau bi lu ngeen ciy xaar xam nga ñi ngi fi teewal Sénégal côté association des acteurs de l'assainissement du Sénégal waaye ñi ngi fi teewal aussi association panafricaine des acteurs de l'assainissement boo xam ne man may président bi dafa nekk ni li ñuy def Sénégal am na solo am solo goog amul Mali gi amul Gambie amul yeneen dëkk yi fii ba ngay egg Éthiopie amu fa te ñoom ñëpp ñu ngi fii ñëw fii pour jàng si li ñu def fii ndax jaar nañ fa jàngal nañ leen ba ñoom commencé nañu waaye amul kenn si ñoom ku xaaja egg 10e fu ñu egg station de boue de vidange yooyu ma lay wax Sénégal am na si 11 te mu ngi ci tabax yeneen 11 muy 22 waaye Mali amagu ci benn lay commencé tabax Burkina Faso moo ci am 4 agum Côte d'Ivoire bi ñuy wax benn la ci am c'est-à-dire nag Côte d'Ivoire bu mu ñëwee fii ba jàng si moom
ba mu demee ñoom dañoo entamé tabax pour tabax. 14 dañu accéléré. waaw ñoom 14 actuellement ñu ngi tabax 14. dañu nar a raw sax bu ñu. boo def bu ñu góorgóorlu ñu raw voilà moo ko doon wax léegi. kii dafa gi nga xam ne moo yor ONAS muy Babacar Mbaye maa ngi koy nuyu au passage. ma ne ko na ngeen góorgóorlu ba bu ñu Côte d'Ivoire raw de. waaw mu ne ma déedéet na nga teey rek incha allah ndëgëm neex na borom bi. am na politique bu ñu génnee boo xam ni station de boue de vidange yëpp dinañ ko dox ci. ci goxaan yëpp. ba ñëpp jotee si surtout Thiès surtout Kaolack. nga xam ni ñoom ñoo ko gën a soxla. am na benn programme des 10 villes. boo xam ne moom nañu def 10 villes yooyu yëpp chaque fois bu ñu defee station dañ fa def. station d'épuration dañoo def station de boue de vidange ci wet ga te à part nag mooy association panafricaine des acteurs de l'assainissement dafa génne benn slogan un plaidoyer une ville une station boo xam ni liñ doon soxla yépp ci forum mondial de l'eau bi pour mu am li ñuy wax labellisation am na labellisation ñu ngi ci sant yàlla du ko gërëm sur le plan africain ça veut dire que bu dëggee ñu ne am na labellisation mooy am na bailleur am na nangu defar nañ ko ba nga xam ni bailleurs yi nangu nañ ko financer kon ville bu ne ñu def fa station maintenant nag ci nañu xool yan procédure nañuy jaar ak ñan ñooy prioritaire comme ni nga wax ak nan nañ koy dofalee ba ville bu ne ñu def fa station mais ça encore une fois c'est sur le plan africain mu nekk sur le plan Sénégal toujours alors Kaolack je reviens ci ville Kaolack ni nga wax ndax moo ko gën a soxla ndax foofu benn station rek dana doy. non pour le moment xam nga. dañuy def déjà c'est vrai que amagul. bu amee bu amee benn déjà c'est bien. mais ndax benn dina doy. benn du doy. seulement il faut nga def fa benn def feneen benn def feneen benn pour mu xaw a mën a xaw a dajaalee tuuti. comme Diourbel ni mu amee benn ni Touba amee benn ni Louga amee benn ainsi de suite léegi yooyu yëpp il faut fenn bu ne nga def fa benn pour mu mën a daje. soo ko deful noonu nga jël ñaar def fa Kaolack bàyyi Tamba noonu itam gënul. la au moins defal benn Kaolack def benn Tamba waa Tamba du ñu jooy. waa Kaolack du ñu jooy. lii nit ñi di wax souvent naan mosuma kenn du ko wax. lu ñuy wax suuruma kenn du ko wax. da nga naan mosuma. waaw kenn ñi sant Ndiaye du ñu d'accord ci loolu de kenn mënut a suural ñëpp. waaye mën ngaa fexe ba kenn ku ne mos. voilà ma ne ko ñi sant Diallo ak ñi sant Ndiaye moom du ñu d'accord ci loolu. am na noonu de. ci loolu nga wax alors boo amoon message boo xam ni da nga koy délivrer Sénégalais yi pour sensibiliser leen ci wàllu assainissement ci 9e forum bi lan lay doon. li may njëkk a wax moom mooy nañu bàyyi kubéeru égout yi nii. ci tekki baaxul dafay yàq lu bari. beneen bi ci des itam. te feeraay lañ koy jaay. loolu baaxul beneen bi ci des itam ñu bàyyi mbalit mi ñuy sànni ci biir égout yi ak lu ñu for def ca baaxul. dafay yàq bu bari. bu ñu tëbaskee di fa dugal tamit. voilà moom du égout du fos li des ci xar yi. voilà mbalit dafa am fu mu war a dem. oui surtout mbalit bu dëgër. voilà moom lay wax mbalit. leneen li ci des moom. ndox mu bon na ñuy wax. suñ ko mën a waxee noonu ndox mu bon am fu mu war a dem. bu ko defee kenn ku ne bu jaaree yoonam rek jàmm na ñooy. liggéey bi dafay yomb. te itam di nga dimbali sa dëkk di nga dimbali ñi nga xam ni ñoom ñoo war a gérer assainissement sa dëkk. xëy na fàttali tamit nit ñi ni égout yi ak fi yoonu ndoxu taw yi di jaar du benn ndax gis nañ souvent citoyens yoo xam dañuy bëttee seen kër branché wu directement à l'égout. loolu baaxul. kooku itam. délit la sax. exactement voilà moom la ñuy wax ñu bëri xamuñu ni délit la. loolu yoon daf la daan. branchement clandestin la loolu baaxul. ndax balaa ngaa bëtt yoonu jàmbur kay da nga dem tàgg ko xanaa. li nga war a def ci égout yëpp fokk nga dem ONAS ne leen maa ngi bëgg a def lii ñoom ñoo am. habilité pour indil la ñi koy def. ak itam wax la nun koy defee ak ñaata nga war a fay pour ñu defal la waaw dafa mel ne rek ndoxum robinet. canalisation robinet branchement robinet nga ñëw rek jël sa tuyau fekk robinet ba rek nga daal di bëtt roof si sa tuyau pour mën a am ndox kooku ñëpp xam na ni xel nangu ko ni mel noonu la na melee aussi côté assainissement kenn amul droit jël sa tuyau si sa biir kër rek branché ko ci canalisation bi directement nga ne yëfu ak ni nga ko wax dëkkuwaay bu gaaw bi est-ce que tamit seetluwu leen ni sous-dimensionnement souvent des tuyaux d'évacuation yooyu dafa am est-ce que du ngeen xalaat
comme ñun ni ñuy gis ci film yi dans les pays européens oto di mën dugg ci ñi nga xam ni moom mooy égout yi kañ la ñuy dem ba di defar égout yu toll noonu. xam nga assainissement dafa cher. gis nga pour defar assainissement. comme yi surtout que lu ñuy suul na duñ ko gis. voilà duñ ko gis dafa cher. yow da ngay jël ay milliards suul ko bu doon ndox la nga xam ne ay château d'eau la. ñëpp dañ koy gis dañ koy seen ndox maa ngi nii waaye assainissement. moo tax sawaru leen suul ay milliards. déedéet voilà assainissement dafa cher te boo ko suulee ba pare. toppatoo ba. oui dafa am. moo gën a seer suul ba bi. boo ko seetee au fil du temps. na ngay toppatoo pour mu mën ko entretenir la nga ciy def mooy gën a cher la nga ko jëndee. de telle sorte que moo tax gars yi léegi dañuy choisir ñu ne kon Afrique fii. li fi gën moom mooy assainissement autonome assainissement boo xam ne kenn ku ne ak foosam. bu ko defee état di su toppat ci ginnaaw di toppatoo entretien. voilà gis nañ ni xaalis boobu am na feneen fu mu war a mën a def. Ibra Sow ñu ngi lay gërëm di la sant. fa tabarakallahu maa ngi leen di gërëm di leen sant monsieur. jërëjëf fàttali ne yow yaay président association panafricaine des acteurs de l' assainissement ci kanam tuuti dinañ yeggal histoire d'info ñaareeli pàcc bi ci nasaraan lay doon wàllu football Sénégal Égypte bi ñu dëgmal la ñuy waxtaanee ak Seydou Sané moom moo yor jokkoo ci fédération football bu Sénégal Mohamed Ndiaye teew na fii faram-fàccee xibaaru marax yi ci kàttanu borom bi.